Alé Fall ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fa sant Asi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñoo ngi nuyu mbokku téléspectateurs yëpp di nuyu tamit diaspora bi di nuyu tamit wax dëgg yàlla fi ma dëkk muy Pikine di ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi jàmm sax ci barke Yonent bi alayhi salaatu wa salaam. nga nekk président fan si club Eumeu Sène mu am combat diggante ak Modou Lo muy combat revanche samedi le 28 incha allah foo leen toll ci wàcc. waaw loolu boo ma si laajee dinaa si sawar trop parce que yaakaar naa ni combat boo préparé pendant 9 mois mu des 4 jours kon yaakaar naa ni lépp yemb na waaw yaakaar naa ni lépp yemb na ba nga xamante ni franchement tey dañuy ñaan yàlla rek dem ca bis ba yàlla defal ñu ci ndam bu sedd guy ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ngeen préparé combat 9 mois muy combat boo xam ne combat revanche la am solo lool seen carrière parce que gis nañ ne ngeen jaar ba jël couronne bi tey combat bi ban dayoo la am ci yéen. waaw combat bi nag wax dëgg yàlla dañ koy préparé ni ñu doon préparé yeneen combat yi parce que tey soo xoolee dama koy wax gars yi chaque jour nee naa leen le 17 juin 2018 daaw fekk ñuy préparé suñ combat ak Bombardier ci laa toog ak Eumeu Sène ñuy waxtaan mu ni ma aale Bombardier dinaa ko daan te si kattanu yàlla su ma ko daanee damay jël couronne bi tegal ko Modou Lo kon nit ñi bu ñu confondre ñaar dañ yaakaar ne Eumeu Sène dafa dem ba amatul fu mu dem moo tax ñu boole koog Modou Lo wala lool déedéet Eumeu Sène Modou Lo daf ko daan bi mu ko daanee franchement waa Pikine ñëpp ñëw dalal ko mu ni leen kat bor la bu ma leen di fay ñu jox ko tey jii Balla Gaye yaakaar naa ni combat boobu amoon na enjeu trop yàlla dogal mu daan Balla Gaye ñu jox ko Bombardier mu doon ci roi des arènes mu ne waa Pikine wàccoo naa ak yéen mais nag dafa am loo xamante ni moom daf koy wax chaque jour nee na ku ko dóor di nga ko abal yat bi waaw te dóor boobu abal yat bi tey tubaab fakàlla macha allah moom moo indi tey combat bi combat de revanche la te ñi ngi ñaan yàlla gañe ko ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw loolu moom dëgg la yàlla mi ngi ko ci suturaal bu baax a baax a baax parce que esprit de gagneur la yor di nit koo xamante ni xamul defet quoi xamul defet kon nag tey su suñ borom dogalee tey ñu war a tase ak Modou Lo moom ñun moo tax mu mën a bëre ak ñun tey parce que moom moo ne ku ko dóor di nga ko abal yat bi te mbéjum kanam nag borom a koy fajal boppam. non dañuy fayu parce que yaakaar naa ni 1-1 lañ ko bëgg a def si kattanu yàlla ak yonent bi te tey jii damay xamal Sénégal ne Eumeu Sène tey bu daanee Modou Lo si combat bi si kattanu yàlla daan na maasam yëpp si kattanu yàlla ak yonent bi dina yomb. waaw fi ma ko teg mooy tey jii liggéey na ko ndax tey Modou Lo moo ko def mbër moom waaw Modou Lo moo ko def mbër te liggéey na ko jël fi roi des arènes kon moom bu ko Modou Lo daanul woon tey du doon roi des arènes te mi ngi ci chemin bi yaakaar naa ne bii nekk suñ première sortie di lancer un appel Pikine gépp nañu génn waaw nañu génn di lancer waat appel boo xamante ni tey jii le 24 dañoo am open press te yaakaar naa ne ku wax open press wax Pikine nañu ñëw ci yar ak dal ak teey gunge suñu mbër le jour ji tamit ñu gunge ko yàlla may ñu ndam quoi. seen face à face mu gis nañ tension yi tuuti na ku nekk xas ñaari mbër ku nekk ak tension côté boobu si fans club bi ban ko leen si waaw foofu noonu Modou Lo ak Eumeu Sène ay doomi Sénégal lañ ndam li bu ndam li ku ko jël génnul Dakar. mais ndam li génnul Dakar mais ku ne bëgg naa yóbbu ko xam ndam. waaw xam nga Pikine moo jur Parcelles ak Guédiawaye Pikine a jur Parcelles yaakaar naa ne jur Guédiawaye kon tey jii ñi ngi ñaan defe naa Parcelles boo xoolee 3 communes la Guédiawaye nekk 6 Pikine nekk 16 kon Pikine moom mooy seen ndey comme que Pikine moom mooy seen ndey encadré leen boobu ba léegi nanu jéem a bàyyi rek nag dëgg neexul rek. keroog nag face à face xaw na tension yéen en tant que président fan club bi war ngeen am benn appel boo ngeen lancé pour apaiser wan ne mbir mi comme ni nga ko waxee Sénégal la et que génn Sénégal. waaw loolu moom dëgg la li may wax chaque jour mooy Modou Lo Moussar
moom mooy président fans club Modou Lo wax dëgg yàlla ku ma respecté la di sama mbokku kajoor wax dëgg yàlla mais la ma ko wax barki démb ci benn seenu télévision rek laa koy waxaat ndam li génnul Sénégal te ku ne xam na ni kër Eumeu Sène duñ yàq làmb te ay fansu Eumeu Sène it réewuñu fansu Modou Lo it wax dëgg yàlla duñ yàq làmb réewuñu kon tey li may ñaan yàlla mooy ñun ñëpp nañ ñëw ci fair play bañ a indi xeex bañ a indi xuloo parce que du ñun mais ñaari mbër yi la ci géew bi te bu fa jeexee ay minutes la su fa jeexee dañuy bokkaat nday bokk baay. lan mooy daan Modou Lo liggéey moo koy daan liggéey rek sur tous les plans moo koy daan. waaw pour ma wax ko Eumeu Sène. non Eumeu Sène li ma koy wax moom xam na ko. combat bi combat capital la xam nga suñu combat ak Bombardier dama leen waxoon ni leen penalty 90 minutes la dañ koy dóor ci kaw wala ñu dugal ko mais combat bii nii combat bu ñu fonk la moom mu fonk ko lool kon awma lu ma ko siy wax parce que amul pression bi parce que dañu nekk chaque jour que jëfee waaw kon amul benn pression boo xamante nii gis naa ko mu am ko ci combat bi waaw te si kattanu yàlla dinañu may ndam ndax liggéey nañ ko waaw loolu daal laa xam ne moom gis naa ko ci moom te su ma ko waxee su ma ko waxul yëpp moom moo nekk si moom mi ngi tëdd ruqam mbaaw di profité di gërëm waa mbaaw yëpp mi ngi ci ruqam toog liggéey lu ko sunu borom mën a maye ndam jaajëf